ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo depuis quelque temps ñuy wax ci li nga xamante ne nii mooy yokkum contrat bi nga xamante ne nii mooy contrat d'exploitation autoroute à péage bi nga xamante ni ki koy gérer mooy entreprise bii di Senac maanaam jëlee ko ci fanweeri at yóbbu ko ci ñeent fukki at. parce que comme ni ngeen ko xamee ay tubaab ñoo gérer li nga xamante ne nii mooy autoroute à péage bi war ko exploiter diiru 30 ans maanaam fanweeri at léegi nag ñu ne dañ koy yokku ba 40 ans ñeent fukki at waaye dañuy wàññi li nga xamante ne nii mooy njëgu péage xam ngeen bu baax que ni tubaab du dimbali nit ku ñuul lépp lu ñu def rek am na seeni intérêt yu nekk ci ginnaaw loolu moo tax tey ñu ne dañ leen di expliquer dossier wu autoroute à péage boobu noonu di sàkku ci yéen nag ngeen am xolu muñ bu ngeen di seetaan vidéo bi ndax autoroute à péage bokk na ci njombe yi gën a mag ci histoire Sénégal te di ngeen comprendre bu baax a baax naka la suñu homme politique yi ñàkku ñoo jox cër naka la ñu yebee et naka la ñàkkee faale avenir suñuy doom ci vidéo bi dina leen xamal lan moo tax Eiffage bi nga xam ne mooy gérer li nga xamante ni mooy autoroute bi bëgg a wàññi njëg bi lan la ci jublu di ngeen xam tamit entreprise française boobu noonu ñaata lay gagné ci ndoddu sénégalais yi di ko envoyé fa li nga xam ne mooy seen dëkk di ngeen xam tamit projet bi autoroute à péage bi naka lañ ko monté lépp dina leer te di leen fàttali tamit comme ni ma ko waxee sànq. di leen ñaan ngeen am xolu muñ bu baax parce que vidéo bii nii ku amul xolu muñ rek yaakaar naa doo ko mën a suivre ba mu jeex parce que liñ ciy révélé moo garaaw moo yéeme. balaa ñuy xuus dañ leen di expliquer projet autoroute à péage bi naka lañ ko taxawalee en complicité ak suñu njiit yi nga xam ne ñoo fi nekkoon avant Macky Sall ñëw yeggali ko muy autoroute boo xamante ni Dakar la ba Diamniadio. di leen fàttali tamit que autoroute à péage ki ko géré comme ni ma ko waxee sànq mooy entreprise française bi ñuy dippee Eiffage ki ko moom di Gérard Senac di doomi France moom itam entreprise bi mooy géré toppatoo li nga xam ne mooy autoroute à péage bi di encaisser lépp lu ci tukkee ci li nga xamante ni mooy xaalis bi ci génnee maanaam lépp luy bénéfice entreprise bi moo koy moom. waaye scandale bi njëkk njombe bi nga xam ne moo njëkk mooy autoroute à péage bi nga xamante ni ab entreprise française moo ko géré sénégalais ci boppam ñoo ko financé lu toll ci 83% maanaam téeméer boo jël ci financement bi ñu def ci autoroute à péage bi juróom-ñetti fukk yeeg ñett yëpp ci xaalisu Sénégal la jógee maanaam yow mii di seetaan sa xaalis ak sama xaalis ak xaalisu beneen sénégalais la ñu dajale financé ko li nga xamante ni mooy autoroute à péage bi. projet bi ñu ko monté ci nguur Abdoulaye Wade ki jiite woon projet bi mooy Karim Wade ki ko yeggali di Macky Sall gannaaw bi ñu ko falee en 2012 projet bi mi ngi toll ci 367 milliards 500 millions de francs CFA maanaam ñetti téeméeri milliards ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar ak juróomi téeméeri millions yu francs CFA lañ defaree projet bi le xaalis bi foofu la toll. ci koppar googu Sénégal indi lu mat 181 milliards 500 millions wu francs CFA xaalis boo xamante ni ci budget Sénégal la jógee waaye Sénégal yamu ci Sénégal dafa leb 52 milliards 500 millions de francs CFA banque mondiale lebal ko te mu war koo fay. Sénégal lebaat tamit 33 milliards 200 millions francs CFA banque africaine de développement lebal ko ak beneen bor bu toll ci 39 milliards 300 millions bi nga xamante ne nii agence française de développement moo ko lebal loolu lépp di suñu xaalis parce que ay bor la yoo xamante ni sénégalais yi ñoo ko war a fay. léegi nag entreprise bi nga xam ne mooy gérer autoroute à péage bi maanaam muy Eiffage bi nga xam ne mooy gérer kopparu xaalis bi lépp ci tukkee ci bénéfice moom moo koy jël entreprise boobu lee li mu participer ci projet boobu noonu du dara lu dul 61 milliards de francs CFA maanaam juróom benn fukki milliards ak benn kese la participer ci projet bi maanaam muy 16% dong maanaam téeméer yoo jël fukk ak juróom benn kese la ci def ci xaalisam moom. maanaam mi ngi mel ni tey yow nga nas benn projet tabax kër nga ànd cee keneen kër goo xamante ni terrain bi ñu koy tabax yow yaa ko moom projet bi nekk 20 dërëm yow ci tabax bi nga indi say fukk ak juróom ki nga ko bokkal moom indi juróomi dërëm kot
biñ ko tabaxee ba pare yow kër gi ki nga xam ne moom nga ko bokkoo te lu as néew la ci def ci terrain boo xam ne yaa ko moom yaa ëpp li nga joxe ci xaalis moom mu dëkk ci kër gi ba pare di lu luyee ay néeg projet à péage bi noonu rek la tëddee Sénégal moo financé lu ëpp ci li nga xamante ni mooy projet à péage bi waaye entreprise français mooy encaissé xaalis bi ne yeeyaay mooy gérer maintenance bi mooy fay salaire yi te loolu day dem ba 2039 maanaam projet bi 2039 la nar a jeex ñi ngi ci 2019 jamono ji des na ñaar fukki at yoo xamante ne nii entreprise française boobu noonu day wéy di exploiter li nga xamante ne nii mooy autoroute à péage bi. loolu mooy premier scandale autoroute à péage bi waaye jeexagul des na ba tey dafa am ñaareelu scandale ñaareelu njombe muy tarif yi maanaam njëg bi nga xamante ne nii ñiy jaar ci autoroute à péage bi muy chauffeuru sénégalais yi njëg bi ñu war a fay pour jaar ci autoroute à péage bi doxi seen yiite bi ñu tabaxee autoroute à péage bi dañu ne sénégalais yi nga xamante ni dañu am oto yi nga xamante ni ñoom ñoo financé li nga xam ne mooy autoroute à péage bi ak taxes yi nga xam ne moom la ñuy fay seen réew parce que sénégalais bu ci nekk yaa ngi fay taxe nga yokku wala nga ñàkk koo yëg boo duggee ci boutique jënd meew sax am na taxe boo xamante ni yaa ngi koy fay donc taxe da nga koy fay nga yokku wala nga ñàkk koo yëg donc sénégalais yooyu nga xam ne ñoo contribuer ci li nga xamante ni mooy tabaxu autoroute à péage boobu noonu ñu ne leen da ngeen di fay pour ngeen jaar ci autoroute à péage boobu noonu parce que li nit ñi war a xam tamit mooy autoroute à péage bi nga xam ne moo nekk Sénégal bokk na ci autoroute à péage yi gën a cher ci Afrique dina leen ko expliquer léegi-léegi bi ñu tabaxee li nga xamante ni nii mooy autoroute à péage bi ci ab distance boo xamante ni daanaka 40 kilomètres kese la toll ñi nga xam ne ñooy taxi yi dañuy fay 1400 francs CFA ñi nga xam ne nii dañuy yor deux roues muy ay moto 800 francs CFA la ñuy fay ñi yor car rapide ak minibus 2000 francs CFA la ñuy fay ñi nga xam ne nag autobus la ñu yor ak ay camion yu ni mel di fay 2700 francs ci suñuy koppar yooyu ay prix la pour traverser mais am na ci nit ñoo xamante ni nii dañuy dépenser bés bu ne 10 000 francs par jour ngir jaabante Dakar Diamniadio alors que jamono jooju boo demee dëkk bu mel ni Maroc bi nga xam ni moo gën a développé Sénégal ci wàllu koom ci domaine yépp Maroc ab chauffeur bu jël autoroute à péage Casablanca ba Rabat bi nga xamante ni nii day def 95 kilomètres maanaam juróom-ñeent fukki kilomètres ak juróom loo xam ni mat na Pikine ak Diamniadio ñaari yoon foofu ci Maroc chauffeur bi li muy fay mooy 21 dirham mooy xaalisu Maroc boo ko convertir en CFA muy 1050 francs kese lay fay loo xamante ni moo gën a moins cher moo gën a yomb fuuf li Sénégalais di fay alors que distance bi moo gën a gudd conditions yu dawal yi moo gën a yomb moo gën a neex moo gën a confortable te leneen lu ci gën a garaaw lu ci gën a yéeme mooy Eiffage bi nga xam ne moo gère autoroute à péage bi xalaatul sax def ay éclairage maanaam ay lampe ci autoroute bi loolu moo sabab ay accident yi am yu bëri ci péage bi ay accident yoo xam ne ay doomi aadama yu bëri ñàkk nañ ci seen bakkan gis nañ ci ay cas yu yàggul dara waaye comme que Sénégal dañu gaaw fàtte nañ accident yi nga xamante nii jotoon na fi am di xaaraat nag yeneen yu gën a garaaw am fi ñu coow ko quelque fan fàttewaat ko te loolu lépp lu ko waral mooy ñàkk éclairage li nga xam ne mooy autoroute à péage bi ak ñàkk sécurité parce que autoroute à péage bi amul sécurité. bu ñu noppee ci loolu nag ñu ñëw ci entreprise bii di Eiffage li muy gagné ci ndoddu sénégalais yi weer bu jot. lii nag ay xayma yu ndaw la nag maanaam li entreprise bi di gagné ci lu mu gën a néewee maanaam lu tuuti la rek par rapport ak ñoom li ñu war a gagné te pour def ko sax dañuy basé wu ci ñoom chiffres yi nga xam ne ñoom ñoo ko joxe. ñoom dañu muus tellement que sax duñu joxe chiffres yi nga xamante ni mooy dëgg chiffres yi ñu joxe sax amaane wérul ëpp na ko mais dañuy basé wu ci ñoom chiffres yi ñu joxe pour def calcul bi ñoom li ñu war a gagné. en 2014 Eiffage dafa ne ñi ngi def transaction maanaam. ñiy dagg ticket péage par jour ñu ngi ko estimé ci 55 000 transactions maanaam juróom fukki junni ak juróom ticket péage yu chauffeur yi di jënd bés bu ne te ci transaction yooyu noonu 20% yi maanaam téeméer boo ci jël ñaar fukki yi dañu am ay abonnement rapido maanaam ay clients yu fidèle lañ
tey ñëpp xam nañ ni chiffre boobu ñu avancé sax ëpp na ko parce que bu ñu sukkandikoo ci oto yi am Dakar rek li ñu avancé comme chiffre comme ñiy utiliser péage bi ëpp na ko lool day dem waaye teewul chiffre ñoom bi ñu joxe li ñuy utiliser pour def ñun suñu calcul. ñu ñëw ci calcul bi bu ñu jëlee 55 000 transactions yi nga xam ne ñoom moom la ñuy def par jour multiplier ko par 1400 francs CFA 1400 francs CFA la ñuy jël parce que 1400 francs CFA moo gën a moins cher ci prix bi oto yi di fay maanaam oto yu ndaw yi du ñuy jël oto yu mag yi dañuy jël rek prix bi gën a yomb rek ñu calculer ko ñoom 55 000 transactions yi nga xam ne moom la ñuy réaliser bés bu nekk. boo ko calculer maanaam 55 000 transactions boo ko multiplier par 1400 francs CFA daf lay jox 77 millions de francs CFA bés bu nekk. maanaam autoroute à péage ñu ko gérer tubaab yi ko gérer dinañ générer par jour lu mu néew juróom-ñaar fukki millions ak juróom-ñaar bés bu ne. ba léegi pareeguñ léegi ñu jël 77 millions yi ñuy gagné par jour ñu multiplier ko par 30 maanaam par weer boo ko multiplier daf lay jox 2 milliards 310 millions francs CFA. maanaam ñaari milliards yu tegal ñetti téeméeri millions ak fukk ci suñuy koppar maanaam franc CFA weer bu ne la entreprise française bii di Eiffage di gagné Sénégal weer bu jot. ba tey duñu noppi dañuy jëlaat koppar googu multiplier ko par 12 maanaam at bu ne entreprise boobu lu muy gagné boo ko calculer maanaam 2 milliards 310 millions boo ko multiplier par 12 maanaam at bi daf lay jox 27 milliards 720 millions de francs CFA maanaam Eiffage dina gagné ñaar fukk ak juróom-ñaari milliards yu tegal juróom-ñaar téeméeri millions ak ñaar fukk ci francs CFA at bu nekk entreprise bi di ko gagné ci ndoddu sénégalais yi ci ab projet boo xamante ni Sénégal moo ko financé ci téeméer boo jël lu ëpp juróom-ñetti fukk yi. te ci xaalis boobu yépp Eiffage 2 milliards 400 millions kese lay versé Sénégal pour ay taxes yu mu war a fay Sénégal loolu kese la ciy compal Sénégal. ba tey pareeguñ ci calcul yi bu ñu calculer depuis Macky Sall bi mu inauguré autoroute à péage bi en 2013 entreprise française bi di Eiffage réalisé na am na chiffre d'affaires bu toll ci 138 milliards 600 millions de francs CFA ci projet boo xamante ni moom mi ngi cotisé woon cote 61 milliards kese maanaam entreprise bi moom dafa war a exploiter autoroute à péage bi pour fanweeri at 30 ans waaye avant même 30 ans yi di mat avant même fukki at yi di mat sax laay wax recevoir na double li mu investiroon 61 milliards de francs CFA la investiroon waaye avant fukki at am na chiffre d'affaires bu toll ci 138 milliards 600 millions de francs CFA maanaam téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti milliards yu tegal juróom benn téeméeri millions francs CFA laaj bi ñuy laaj mooy est-ce que ñun Sénégal li ñuy wëy di accepter jëf ju ni mel li ñuy wëy di nangu lii. ñu rax ci dolli Macky Sall lu yàggul dara mu négocier ak Gérard Sénac bi nga xam ne nii moom Eiffage pour ñu yokk durée exploitation li nga xamante ni nii mooy autoroute à péage bi maanaam entreprise bi di wëy di ko exploiter lu toll ci ñeent fukki at maanaam 40 ans maanaam au lieu que contrat bi jeex 2039 bi nga xam ne nii jamonoy nguuru Abdoulaye Wade loolu lañ signé woon léegi contrat bi day dem ba 2049. au lieu que ñu négocier li nga xamante ni nii mooy contrat bi ñu renégocier ko contrat bi ñu signé ak Sénac pour que prix péage bi ñu xaaj ko ci digg bi diviser ko par 2 teg ci tamit durée d'exploitation bi ñu wàññi ko jëlee ko 2039 mu wàññee ko bu baax mu jël ñu mel ni ku jël suñu baat tëral ko jox ko entreprise français boobu jox ko paaka daas ko ba mu ñëw na ko am rendiwaat ñu gën a dee. li nit ñi war a xam mooy oto yi nga xam ne ñooy jaar ci autoroute à péage bi même buñ doon fay téeméeri dërëm pour jaar ci autoroute à péage bi aller retour entreprise bii di Sénac SA du mës a perdre parce que récupérer na xaalis bi mu defoon ci autoroute à péage bi lu yées juróomi at dem nañ sax
ba implanter ay station ci biir autoroute à péage bi station yoo xamante ni français yi ñoo ko moom bi ñu demee ba récupérer li nga xam ne mooy seen alal ci lañ nag may li nga xamante ni ñooy doomi sénégalais yi nga xam ne am nañ ay station ñu may la ñu installer seeni station ci biir autoroute à péage bi fekk boobu ñoom récupérer nañ seen bénéfice waaye ba léegi doyalaguñ. tey ñu ngi wër di wax naan pétrole ak gaz fii ci Sénégal tey ñu ngi wër di wax franc CFA tey ñu ngi wër di wax ay Auchan waaye autoroute à péage bi bokk na ci njombe yi gën a mag dama koy baamtuwaat njombe yi gën a mag ci taarixu Sénégal te malheureusement nag sénégalais yi ñu ci bëri xamuñu nu mbir yi demee comprendre luñ dara. donc président bi nga xam ne moo nar a jiitewaat Sénégal bii di ñëw affaire Eiffage bi nu dossier la boo xamante ne nii dañ ko war a régler contrat bi nga xamante ni nii moom la ñu sekk ak li nga xamante ni mooy entreprise boobu noonu dañ ko war a renégocier parce que Sénégal mi ngi ñàkk ay milliards bés bu ne weer bu ne at bu ne te alal jooju noonu mënoon na faj ñi nga xamante ni dañu jàkkati seen wàllu wér-gu-yaram mënoon na tabax ay hôpitaux ñu ciy faj ay doomi sénégalais mënoon na financer ay projets yoo xamante ni ay ndaw ñoo ci jëriñeewu mënoon na financer ay projets yoo xamante ni ay jigéen ñoo ciy jëriñeewu mënoon na financer dans le domaine de l'éducation ci wàllum njàng beeg njàngale bi ñu tabax ci ay école wala ay université scientifique yoo xamante ni ay doomi sénégalais yu xarañ ci bépp domaine lay jur waaye alal jooju yëpp ñu jur ko jébal ko France ñoom ñuy gën a am alal ñuy gën di ndóol Sénégal li fi nekk dañu war koo wax mu bari. am na ci yenn yoo xam ne buñ koy far di expliquer sax xol bu jeex lañ koy defee parce que da nga naan lii naka lu mën a amee ci mim réew yow nga ne am nga indépendance moom nga sa bopp te chaque jour yaa ngi def ci liy delloo sa réew ginnaaw. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu jagleel ko li nga xamante ni mooy autoroute à péage bi ak njombe yi nga xamante ni nii bañ ko tàmbalee ak ba tey fi mu yegg si moom la jur te yaakaar naa ni jàng ngeen ci lu bari. donc li leen di wax rek mooy ngeen di partager li nga xamante ni mooy vidéo yi pour que ñeneen ñi xam lan moo xew ci seen biir réew parce que ñi ñu jiite ñi nga xam ne ñoo fi jaar ñi nga xam ne ñoo fi nekk jamono ji dañu xam que ni lu ëpp ci sénégalais yi ñu ju bëri seen jàng soriwul wala am na ñoo xam ne jàng nañ mais lu bëri dañ ko réeri mbir xam nañ loolu te tamit xam nañ que ni population bi ñu ci bëri duñu intéressé wu ci yenn sujets yi duñu intéressé wu ci yenn mbir yi moo tax ñuy def lu leen neex yaakaar ni dara du leen ci fekk moo tax ñun dañ ne loolu day jeex vidéo ñuy def dootuñ ko defati ci français wolof lañ koy def bépp sénégalais mën ci jëriñoo xam li xew biir réewam di ci mën di ci jàngat di ci mën di ci gëstuwaat di ci def ay recherche yu gën a xóot pour xam lan moo xew ci biir réewam lan lañ ciy décider ci biir réewam mu xam yeewu ibi bëtam di xam fa lay teg tànkam mën a def ràññatle li gën ak li gënul ci biir réewam donc da leen di wax ngeen continuer di partager vidéo yi di leen wax aussi ngeen di abonné pour bañ a rater benn vidéo parce que am na yeneen sujet aussi yu ñu war a traiter ay yeneen révélation yu ñu war a def ci yeneen sujet yu am solo yu concerné Sénégal concerné sénégalais donc ñu ngi leen di gërëm ci taaxirlu bi di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo ñu ngi leen di jaajëfal